mu ngi fiitee ci zone est Europe waaye nag boole lu toll ci ñeent fukk ak ñeent ci ay millions yu teg ci ay doomu aadama ginnaaw xayma bu mujj bu ñu amal ci atum 2020 moom mi la bokkee ci zone Europe également capitalam di Kiev mu am territoire bu toll ci 603 548 kilomètres carrés njiitu réewam di wuyoo ci turu Volodymyr Zelensky réewum Ukraine la ñuy waxtaanee. bu ñu tuddee turam guddi ñu toll ñëpp jàpp ne jafe-jafe gu mat sëkk moo ngi ci àdduna wërngal këpp rawatina ci li ko lëkkale ak réew mi nga xam ne moom moo nekk réewum Russie ñoom ñaar nekk ci ab jafe-jafe gu mat sëkk ab invasion moom la Russie amal ci territoire am loolu guddi ñu toll ni di ko jural ay jafe-jafe yoo xam ne kenn mënu naa table tollaay ba na mu mel ndax doomu aadama yi nga xam ne ñi ngi ñàkkale seen bakkan lu toll ci civil yi lu toll daanaka ci ay téeméeri doomu aadama ñàkkale nañ seen bakkan fu mu toll nii ci lu jëm ci xeex boobu la nga xam ne song nañ ko li ko waral Russie ak territoire yi nga xam ne ba léegi mu ngi koy rek jéem a conquérir waaye tam fas yéene dàq lépp lu jëm ci wàllum lëkkaloo boo xam ne moom réewum Russie wala réewum Ukraine bi bokkoon ci moom fas yéene na ko dem ngir rek lëkkale ko ak yenn ci organisation rawatina bu ci mel ni OTAN ñu koy woowee organisation du traité de l'Atlantique Nord bi nga xam ne mooy ëmb lépp lu jëm ci wàllum politique militaire ñu fas yéene ko amal ci zone Europe li ni mel di indi ab défense boo xam ne day xeex presque lépp lu jëm ci wàllum lëkkale ci wàllum jaay doole mën a tam apporter lu tukkee ci wàllum larme ba ci ngàndaay yoo xam ne mën na aar réew yu bari lool di wutee ci zone Europe moom mi nga xamante nii boobule organisation ñu ngi ko sosoon ci atum 1949 ca Washington foofee ci États-Unis d'Amérique siège am nekk fi nga xamante ni moo di ci Bruxelles maanaam Belgique fondateurs yi bokkoon na ci réewum États-Unis Royaume-Uni France Italie Norvège Pays-Bas Canada Danemark Belgique ak yeneen tey jii li mu dajale ci ay réew bari nañu lool. Vladimir Poutine mel ni koo xam ne ba léegi dafa sëgg rek ci li ñu wooye Union République sociale soviétique maanaam ci ab empire boo xam ne day dàq rek di wagas ci ni mu bëggee ay territoire ba rek gën a fànk loo xam ne lu yaatu la ci li mu am ñu bari jàpp ne loolu bokk na ci li indi coow li nga xam ne am na ci digganteem ak réewum Russie ak tamit réew mi nga xam ne moo di réewum Ukraine ndax xeex bi ni mel bi mu dooree ak léegi daanaka ayu bés la waaye tiitaange bi ci nit ñi di am lépp mooy ndax loolu di mujjee déborder ba ñeewal daanaka àdduna wërngal këpp wala fi nga xam ne moo di rek zone Europe. URSS maanaam Union République sociale soviétique juddu woon daanaka ci atum 1922 fanweeri fan ci weeru décembre traité bi ni mel ginnaaw biñ ko tegee woon moo juróon li nga xam ne moo di boobu la réew Ukraine ak yeneen ci seen biir am benn taxawalin bu ñu juddule woon ngir rek fas yéene woon ba nga xam ne yenn réew yi nekke woon ci biir république sociale soviétique dinañ mën a génn xaj ci dem doxi seeni mbiri bopp te benn jafe-jafe du juddu ci li nga xamante ni moo di rek ci réew yooyu la. bu ñu dellu si waatee ci démarche bi nga xam ne président Poutine fu mu toll ni ñëpp jàpp nañ ne loolu moo ko indi ba mu duut ab baaraam tuuma bëgg a nangu yenn ci espace péninsule nekk ab gox boo xamante ni wala sax territoire boo xam ne dafa fàkk ak yoon bu jëm ci maanaam océan Atlantique Russie def ko yoon ngir léeg-léeg mu fay mën nekk di fa dem waaye yoon bi ni mel nag bu fekkente ni ñenn ci ay réew ñu ngi réclamé yu ci mel ni ne Ukraine jàpp ne ci moom la bokk moom Russie ci boppam tamit bëgg naa akimoo boobule bërëb ngir rek dafa mën a amal ay activité am sans problème bu fekkee tey jii moom Ukraine mi bokk ci Union européenne am na jafe-jafe digganteem ak réewum Russie loolu tamit leneen moom lay indi. ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février la mbir mi door daanaka fajarook yàlla googu la ñuy yeewu ñëpp fësal ci guddi gi ne ay bombardement am na waaye tam ay congu judd na foofee ci diwaanu Ukraine ki ko amal du kenn ku dul Russie ci la tamit réew yu bari lool duut ab baraamu tuuma ki nga xam moo di Vladimir Poutine ñaawlu bu baax a baax cong yi ni mel réew yu baree bari tamit ci àdduna bi yu ci mel ni réewum France ak réewum États-Unis ñu leen di xaar seen réaction ngir position bi ñuy jël ci cong bi ni mel France ak njiitu réewam di Emmanuel Macron ci lañ xam ne seen bëgg-bëgg ak seen yéene mooy taxawu ci noonu tamit président Volodymyr Zelensky di réewum Kiev moom ci la xam ne moom nekk na cible bu njëkk ci ki nga xam ne moo di Vladimir Poutine famiyam nekk ñaareelu cible waaye tey ji njàqare ak tiitaange yi nga xam ne yëpp jot naa gane si ci wàll wi dafa laal beneen base boo xamante ni moo rek
yee lu bare bari ci wàllum fitna li nga xamante ni war naa mën a am. ndaxte bi ñu yeewoo ci guddik alxames jàpp jëm ajuma ci lañ xam ne bu baax a baax ni centre nucléaire bi nga xam ne moo gën a mag ci àdduna bi wala sax ci biir Europe ñu koy wooye Zaporijjia moom la ñu jàpp ne ay cong dafa am te ki ko amal du kenn ku dul réew mi nga xam ne moo di réewum Russie. xel yi ñaar yëpp jëm ci ne ndax explosion nucléaire du am ci wàllu wi ni mel comme nañ ko amalee woon ci atum 1945 ginnaaw bi nga xam ne États-Unis d'Amérique mu ngi doon songu ñaar ci ay bërëb yi nga xam ne ñoom ñoo nekk rek maanaam Hiroshima ak fi nga xam ne moo di Nagasaki. bombe atomique bombe nucléaire yooyu li faatoon ay doomu aadama yu bari lool bokk na ci fa nga xamante ni moom moo di rek maanaam ci diwaanu Nagasaki nga xam ne territoire bi mu daloon occupé toll na ci 250 000 habitants yi nga xam ne ñoo fa doon dund. waaye nag ci loolu mu toll ci 20 kilotonnes yoo xam ne moom la ñu bombardé woon foofee ci diwaanu Hiroshima. kun mu mel ni indi leen ab jàngat ci lu jëm ci wàllum nombre ak tolluwaay bombe nucléaire yi nga xam ne war nañ mën a exploser ci image yi ngeen di gis bari na lool lu muy définir ci territoire yi nga xam ne war na ko mën a laal te ñenn ñi ci ay doomu aadama ñi fay dund ñëpp daanaka ci jafe-jafe dëgg la ñuy nekk. li waral boobule tolluwaay ñëwal tam bi la guerre ñi fas yéene ko ci indi mooy moom Russie mi nga xam ne moo nekk ci jafe-jafe yooyu la dafa am ay bombe nucléaire yoo xam ne bari nañ ab tolluwaay boo xam ne wuute na lool ak yeneen i réew yi. ndax mënees na ko méngale ci lu toll ci 27 tonnes maanaam ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay tonnes ci bombe bi li muy mesurer toll ci juróom-ñetti mètre ci longueur waaye tam bokk ci gàttaay bi ñu mën ko naatable ci ñaari mètre maanaam ci diamètre am. puissance bi ni mel mën a dégager lu toll ci 57 mégatonnes loolee nekk bombe nucléaire boo xamante ni puissance am mosula exploser waaye tam li mën a yàq bari na lool. bu fekkente ni Russie am na doye bi ni mel loolee moo indi tamit ñu baree bari ci àdduna bi am tiitaange ne li ni mel bu fekkente ni fànkuñu ko mën na indi ab coow loo xam ne sax mën naa déclencher maanaam ce que l'on appelle une troisième guerre mondiale. amaanaa sax nag duñu yegg foofu wala li ci wéet bu wóor mooy fi ñu toll nii bombe yi nga xam ne war naa mën a exploser jëm tamit ci wàllum bombe nucléaire mën naa indi ab doye boo xam ne mën na sëkk. ba ndegi ni ci biir image yi ngeen di gis territoire yi ni mel bu fekkente ni ab bombe manes na ko wàccee ngir rek ci wàllum pànk la mën a yàq bari na. moo tax ñu jox leen exemple bombe boo xamante ni mën naa am lu toll daanaka ci 20 kilotonnes mën naa détruire maanaam yàq une construction boo xam ne brique lañ ko defaree type surface 8 kilomètres moom lay daal di yàq ci wàllum espace bu yaatoo yaatu. waaye tamit bu fekkente ni ci wàllum radiation la surface bi ni mel mën na ko doubler ndax dina laal bombe 10 mégatonnes dina yàq ab tabax boo xamante ni daanaka ci ab région la mën a toll te yaatuwaayam mën nañ ko naatable ci 400 kilomètres carrés. radiation yi moom mën a ravager daanaka lu toll ci 20 000 kilomètres carrés ci ab territoire. bu fekkente ni ba ndege ni wéyal nañ ci lancé bi ni mel bombe nucléaire yi ni mel tamit mën naa dem ba anéantir complètement ab zone boo xamante ni dañ ko construire woon te rek mu nekk une dimension mën a dajale ay nit ñu bari lool ba ci sax mën a nekk ab capitale. te ci xel yi wàcc yu bari yëpp moo di ne Russie am na doyo ak capacité bi ni mel jëm ci wàllum ngàndaay maanaam armement te bu ñu calculer réew bi nga xam ne moo nekk ci réewum France am daanaka lu toll presque ci territoire ru 500 000 ba 600 000 kilomètres carrés peuple bi toll ci 40 ba 50 millions habitants. destruction totale war na mën a am bu fekkee réaliser nañ ko ci ab bombe boo xam ne 6000 bombe fission mu am lu toll ci 20 à 30 bombes de fusion buñ ko tollulee ci naatale mooy indi rek une destruction totale 150 principales ay villes. loolu tamit indi beneen taxalin boo xam ne moo def ay jàngat ba bu ñu xoolee bu baax a baax ci àdduna bi ak ñiy développé lu jëm ci ay wàllum bombe nucléaire di indi benn fusion boo xam ne type bu Hiroshima bi tolloon ci 20 kilotonnes moom sax moo yàq wala rey lu toll ci 80 000 personnes ci ay doomu aadama yu ñàkk seen bakkan. 20 000 tonnes jëm ci li nga xam ne moo di wàllum bombe boobule am na beneen taxawaay bu yees boo xamante ni tamit Russie mi nga xam ne ñëpp ñoo tiit ci moom am na tolluwaay boobule. moo tax nag ginnaaw ci xooxatal yi nga xam ne Vladimir Poutine jàpp nañ ne mu ngi koy indi dafa jur ay conséquences ci ëllëgu li nga xam ne moo di réewum Russie waaye tamit bokk ci réew mi nga xam ne moo di réewum Ukraine moom mi ñu cong ba ay doomam yu baree bari nekk ci jafe-jafe gu mat sëkk. conséquences yooyu la mënees na ko jàppee ci lu jëm ci wàllum recherche ndaxte Vladimir Poutine tey jii ci lu jëm ci wàllum sanction économique
mu ngi ci amee jafe-jafe yu mat sëkk ndax ay doomam ci li ñuy produire sax di ko jaay ci yeneen réew bu ci mel ni réewum Allemagne réewum France ak yeneen dañoo dakkal yenn ci seen ay marchandises yu ñu daan jël di ko dugal seen biir marché ba ci sax yenn seen ay boutique fi gën a métti nag léegi ñu koj fekk nga xam ne moo di Vladimir Poutine mooy lu jëm ci wàllum lëkkale ñëwal li nga xamante ni moo di wàllum jënd ak njaay seen ay banque ba ci sax xaalis bi ñu jàpp ne moom Vladimir Poutine am na ko di ko denc say yenn banque taxawaay bi nga xam ne tam war naa mën a wàccee ci wàllu boobule ndax sanction yi bu ci ne ak yoon bi nga xam ne mu ngi koy jël guddi ñu toll nii bu fekkee conception de défense la ñuy jël jëm ci wàllum Europe ak wala li nga xam ne moo di OTAN ndaxte mënees na jàpp ne mën na nekk ab yaakaar ginnaaw bi Ukraine duggeegul ci boobule organisation moom may tamit ki nga xam ne moo di Russie muy rek sàmm ba bañ loolu nekk loo xam ne luy antu la ndax du ko mën a arranger day fekk ñeewal tamit OTAN ci jëmm boppam mën na am ab défense boo xamante ni ay réew Europe yu puissant ñoo fas yéene di jàkkaarloo ak réewum Russie moom tey avantage am moom réewum Russie ci bile guerre moo di li muy fournir lu jëm ci wàllum gaz yenn ci réew yu bari lool yi nga xam ne nekkee nañ ci diwaanu Europe wala sax ba ci àdduna wërngal këpp la ñuy sóoraale li ni mel moo di bañ di tànq ba jeexal tàkk te loolu bari na lu mën a yàq ci biir Europe jëm ci wàllum construction économique bu dee Ukraine la moom ci boppam dégg nañu ay yoon ki nga xam ne moo di Zelensky def appel ci réewu Europe yi waaye rawatina alliés yi nga xam ne jot na ko am bokk na ci di ko may lu jëm ci wàllum gàndaay loolee yenn ci ay réew door nañ ko ba ci France Allemagne yenn ci ay réew tamit di États-Unis d'Amérique bëgg nañu àbb bi la yoon waaye teewul tendefal gi daal moo ëpp ci guerre bi nga xam ne jot naa am li waral nag tiitaange yi di gën di yokk mooy moom réewum Russie dafa mel ni amagul recul moonte ne sax jot nañoo yebal ay nit ci frontière fa nga xamante ni moo di Kiev ci capitale ba ngir ñiy sekk yenn ci ay waxtaan ngir xool naka rek la ñuy def ba indi déggoo ci bile guerre nga xamante ni judd na baat bi nga xam ne sax moom Kremlin moom lay bañ a dégg invasion mooy baat bi ñu faral di gën a àbbu mais nag bu ñu ñëwee ci jàngatu ëllëgu li nga xam ne war naa mën a am ci bile guerre di ko fournir réewum Ukraine dafa nekk ay conséquences yoo xam ne ni tolluwaay bi moom moo jël également ne futur li nga xamante ni moo di Ukraine ba moytul dina taggatémbe ci lu jëm ci wàllum reconstruction moo tax nag ñu analyser ko ci ñetti pàcc yoo xam ne wuute na ci pàcc yi ni mel bokk na ci li nga xamante ni moo di guerre à court terme maanaam mu bañ a nekk loo xam ne lu sori lay doon mën na nekk tamit loo xam ne lu yàgg lay doon waaye it mën a dem sax ba laaxaale diwaanu Europe bu fekkente ni ci diir bu gàtt bi lañ ko yaakaar teewul beneen reconstruction dina ñëw ndax day fekk ne Ukraine ñu baree bari ci ay doomam jot nañoo génn ci zone am ba daw làqu ji comme niñ koy amalee guddi ñu toll. loolee mën na wàññi lu baree bari ci lu jëm ci wàllum économie bi ndax tey rassemblement bi ni mel ngir mu nekkaat luy réussir day jafe lool. bu fekkente ni guerre bu gudd lay doon loolee tamit day bokk ci destruction totale bi nga xam ne yoon bi mu àbbaale jëm ci wàllum bii coog mbaaloo boobule amul benn réew bu mën a tabax ngir rek indi ci ab solution. ndaxte autant bi nga xamante ni moom moo war a indi benn taxawalin day nekk loo xam ne lu dul métti lay doon tey jii bu fekkente ni yaakaar nañu ne guerre bi ni mel mën na nekk une longue guerre loolu tamit probabilité bu ñuy teg la waaye nag teewul ville bu ci mel ni Kiev ak défense bi nga xam ne jot na ko am da yóbbu lu jëm ci wàllum fonds éco tamit mu amaat beneen lëkkaloo ndax Russie ak li nga xamante ni moom moo nekk Kiev seen lëkkaloo bi ñu doon amal dans les années 90 day dellu si waat ba s'emparé wu ci benn bërëb bi nga xam ne ñu ngi ko woowee Grozny capitale tchétchène boobule ñi yàqoon ko ci lu bari sax daanaka moo indi woon ab ñàkk déggoo waaye tey jii ak zone yi nga xam ne Russie mu ngi koy sàkku ci Ukraine lu bare bari day tax déggoo du mën a nekk luy antu moo ni day seen président tamit fa mu moy mooy Zelensky nangu fas yéenewul wàcc benn yoon ci boobule yoon mooy du reculer bi la guerre dinañ ko mënee ba fu mu yem neex. li ni mel yàlla tere ndax du wàcc sax ba ñeewal diwaanu zone Europe mooy guerre bi nga xamante ni autant su boobaa mën naa wàcc nag li waral ñu ko ci bàyyi xel mooy yenn ca réew yi nga xam ne ñu ngi féetee ci côté te ñoom tam dugguguñ ci li nga xam ne moo di autant bu ci mel ni Moldavie Géorgie ñoom ñëpp bokk ci organisation bi li di OTAN te nag di jour au lendemain bu fekkee seetaan nañu Russie ba mu conquérir li di Ukraine mën naa dem tam ba ñambaas ci territoire yi ni mel
ndax défense bi ni mel tamit ñoom autant ñu war ko am duñ ko mën a utiliser ndax day fekk ne réew yooyu bokkuñ ci seen organisation te dañuy bañ tamit violer li nga xam ne moo di yenn ci ay charte yu leen lëkkale ci diwaanu Europe. loolee moo waral tendeefal gi waaye tamit dagg li ni mel nu mu gën a gaawee loolu rek lay doon moo tax waxtaan akub déggoo faaw ñu jéem a xool nu ñuy def ba suluñu ko solution diplomatique mooy proposition bi nga xam ne moo njëkk ci wàll wi. ñi ne ak tamit lu mën di xew mën naa nekk loo xamante ni dina wàcce armes yi wéer ngàndaay yi indi waxtaan mooy sax la nga xam ne door nañu ko ginnaaw bi Kremlin ci boppam annoncé que ni yebal nañu ay nit ngir ñu daje ñenn ak diplomate ukrainien yi ñu amal ay waxtaan. fu mu toll nii armes yi ñooy wax bu ñu sukkandiku ci ñi nga xam ne ñoo di Nations Unies Antonio Guterres mi ko jiite ak ñenn ci ay ñoñam amal nañ benn dialogue boo xam ne ba ndege ni ñu ngi koy wéyal. vote sanction pour ñaawlu doxalinu Vladimir Poutine loolee ci la bokk réewum Sénégal tembe fi ñu nekk banque ci loxoom ne yeeyu ci yàbbiwu ci joxewul ci également pété waaye nag yeneen responsable diplomatique teewul wax nañu affirmer bu baax a baax seen position ngir établir li nga xam ne moo di waxtaan loolee moom la Nations Unies yëgal moo di kon mu mel ni lu jëm ci wàllum solution diplomatique bi door na déjà waaye teewul guerre bi day poursuivre ale te lu baree bari mën naa yàquwaale ba fi ñu toll ni tembe ay bakkan jot naa xott waaye nag laaj bi nga xam ne la ñu duppee question clé te ñu teg ko ci Occident yi ngir rek ñu mën a indi ab solution mooy ndax fu mu toll ni terme américain li mu désignalé nekk sortie jëm ci wàllum déroute du doon loo xam ne la ñu taxawal diplomate yu baree bari jàpp ni dirigeants yi seen bopp ak riche yi ñoom ñoo war a xam ni fu mu toll nii li war mooy ñu jël ay sanctions yoo xam ne dañ koy jëmal waaye du nekk lu ñuy appliquer def ko ci wàllum tendeefal ba ëllëg ci biir mën naa dal ñu xamal leen ko ñoom ñëpp ngir rek mën a sauver li nga xam ne moo di benn faasu li leen di Union européenne. ndax bu ñu considérer scénario bi ni mel muy wéy guerre bi mën naa dem sax ba gën a métti lool ci ki nga xam ne moo di Russie mi jàpp ne mooy jaay doole réewum Ukraine waaye nag loolu yëpp am na loo xam ne moo ko jiitu ndax bu ñu xoolee bu baax a baax taxawaay bii tey dafa wuute lool ak li nga xam ne moom la ñuy séntu ëllëg waaye daal lam ci mën a doon solution wala waxtaan ba déggoo day nekk loo xam ne lu mënul ñàkk la. guerre Ukraine ak Russie ñoom ñaar ku ne ci guddi gu baax setagul rawatina réewum Russie gi nga xam ne taxawaayam fu mu toll nii ñu ngi koy def une remise en question waaye tamit di ci gën a métti mujjee réewum Sénégal ak i doomam teewul ñu leen di bàyyi xel ci bile guerre di am yaakaar waxtaan wala déggoo dina am ci ne mu gën a gaawee comme ni ko Nations Unies engagé ak njiitam di Antonio Guterres. Vive la paix dans le monde entier.